assalaamu aleykum tabaarakallahu maa ngi dellu di nuyu mbokk yu tedd yépp di leen ziyaara te di leen ñaanal yàlla xam naa dafa mel ni li jëm ci wàllu nubuwa ak wilaaya muy benn relation boo xam ni boo ko bëggee définir faw nga dellu ci organisation bi ci yàlla tëral ci la ñoo tuddee l'organisation du milieu divin ndax yàlla dafay dogal bu yónnee yonent ñu wax ni yonent la yàlla di def ci moom nubuwa bu dee it yàlla dafa jël nitam daldi koy jox yenn cër yu tax ñu mën wax ni waliyu la ñu ni waliyu yàlla dina def ci moom wilaaya waaye boo defee jàngat da nga yëg ni nubuwa dafa am benn côté buñ ko mën a définir muy li ngeen di tuddee en français la prophétie wilaaya mu am moom aussi benn côté buñ ko mën a définir muy li ngeen di tuddee le pouvoir kon dafay dellu nekk entre ci benn déggin boo xam ni moom la nit ki di am ci diggante la prophétie et le pouvoir moo tax boo defee taxaw seetlu da ngay gis ni yàlla dafa dogal nubuwa source-am nekk nubuwatul azam muy bi nga xam ni moom la dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nubuwa buy juddooti rekk ci source boobu lay jaar nubuwa buy juddooti rekk ci source boobu di nubuwatul azam te yàlla dénk ka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci source boobu lay jaar mais xam nga lu tax relation bi am ci diggante nubuwa ak wilaaya am solo mooy yàlla dafa dogal source bi njëkk génn ci nubuwatul azam mooy nubuwatul ahzar te nubuwatul ahzar yàlla joxu ko yonent waaye waliyu la ko jox muy Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif kon faw taxaw seetlu am ci moo tax ñu wax ni bu yàlla dénkee nubuwa jëmm rekk dafa fekk mu nekk yonent ñoom dina am ci benn cadre buñ ko teg mais dañuy fàtte ni yàlla mën na jox nit nubuwa te du tax mu doon yonent maanaam du tax ñu mën ko lim ci yonent yi du bokk sax ci 124 000 yi mais dina nekk waliyu bu mot ba àgg ci gradu xutbaaniyu ba ñu dénk ko mission moo tax dëgg la nubuwa dafa am relation ak mission looloo tax nubuwa yépp seen cosaan di nubuwatul azam ñu tànk lumière ci nubuwa yonent bi ndax yonent bi la yàlla jox nubuwa bu mot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla jox nubuwa bu mot ñi ci des ñëpp yàlla daf leen compal ci nubuwa yonent bi daldi leen koy sol ñu ñëw doon ay missionnaire ba ci ulul azmi mina rusul ku ci nekk yàlla daf la compal ci mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu ko barkeelaloon te muy nubuwatul ahzam
yàlla compal la ca jox la ca nga ñëw doxal ci sa mission ba ci ulul azmi mina rusul. mais nag la ca gën a yéeme mooy nubuwatul azam boobu donte yàlla ci la compee lumière u yeneen nubuwa yi ca juddoo yépp jox ko yonent yi, mbuus mi nga xam ni mooy protéger nubuwatul azam bi mooy nubuwatul ahzar. moo tax prophétie bu yàlla mës a comp jële ko ci prophétie bu yonent bi jaar na ci nubuwatul ahzar, te nubuwatul ahzar mooy prophétie bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani. te bu ñu ko gisee moom Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif ci côté shahada dañuy wax ni du yonent waaye xutbu la. grade boobu boo demee tey moom la ñuy décrire di ko tuddee wàllu katmiya, relation entre le prophète de l'islam Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les autres prophètes. ndax nubuwatul ahzar bi moo tax. looloo tax bi ko yàlla dénkee nubuwatul ahzar bi moom Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif bi mu ko yoree ñu wax ni deuxième couronne bi représenter le pouvoir absolu du wilaya bi mot ci loxoom la nekk. ndax moom Cheikh Tijani Chérif dafa séddu ci loo xam ni waliyu du ci séddu. dafa séddu ci loo xam ni waliyu du ci séddu. moo tax bi mu séddoo ba noppi dëgëram ëpp nag nekk waliyu. bi dëgëram ëppee nekk waliyu yonent bi taf ko ci boppam. ñu ni barzaqul maktum la, ñu ni xutbul maktum la. mu yore nubuwatul azar mais en même temps yore wilaya bi nga xam ni ku mu ci barkeelul doo nekk waliyu. muy diggante it ci beneen domaine bi la ñoo tuddee wàllu xatmiya. moo tax boo seetloo ñaar yooyu dinañuy laalante mais am nañu différence. différence bi mooy bu yàlla jëlee nubuwa def ko ci nit, dafa ko def ci nit ki pour yabal ko ci benn génération. waaye bu ko yabalee ci génération bi it bu nit ki ñëwee ñu tuddee ko yonent dafa am message bu mu war a véhiculer. moo tax ñu ni missionnaire lay nekk. dafa am message bu mu war a véhiculer. message bi muy véhiculer li tax yàlla def ci moom nubuwa mooy pour mu bañ def erreur ci message bi. lu am solo la. gis nga yonent yàlla dina la bind nga nekk être humain ñu wax ni xëy na mën nañu jàngat ni kii kat lii mu wax nekkul lu waxu wala lii mu def nekkul lu defu, mais lu ci ne nit ñi mën nañ ko interpréter. mais gis nga la ca yéeme mooy sa message bi ngay jàlle yàlla moo koy gardeel boppam, erreur du ci am. moo tax ñu ni yonent lu mu wax rek noonu la. gis nga yàlla mi ngi ko siiwalee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. pour wax leen kii ngeen di jàppe ni day wax ci bakkanam wala day wax lu ko neex, li muy wax ci man yàlla la jóge. kon maa ko jël wax ko ni ko mu véhiculer ma message bi. moo tax nubuwa bu ko yàlla jëlee def ko ci yonent pour protéger ka la. pour protéger ka la ndax bis bu demee ba yëkkati làmmiñam commencé di wax rek waa xay bu commencé di ko contrôler ñooy contrôler làmmiñ bi ba li waa xay bu bëgg mu wax rek lay wax ndax missionnaire la. kon nubuwa bi pouvoir la bu yàlla di jël def ko ci yonent, mais def ko ci yonent pour mu nekk repère am waaye aussi pour mu nekk ligne de communication directe entre yonent bi nga xam ni moom la ñu yabal ci xeetam ak jëmmu borom bi te di yàlla. ligne de communication la. prophétie bu mu mënta doon rek bu ko yàlla defee ci yonent ligne de communication la ci yàlla jublu pour mu nekk relation diggante moom borom bi subhanahu wa taala ak yonent bi nga xam ni moom la yabal pour mu wax ak xeet wi, pour mu wax ak génération ba. su ko defee ci message bi muy jàlle mu bañ ci def dérapage waaye aussi bañ ci def erreur. moo tax ñu ni contrôle la. yàlla bu defee nubuwa ci yonent pour contrôler message am la, pour contrôler message bi muy véhiculer, pour mu bañ am dérapage, pour mu bañ wax erreur. moo tax mën na def erreur
yonent mën na def erreur, mën na def it la ngeen di tuddee dérapage, mais loolu toujours day nekk en dehors de sa prophétie. En dehors de sa prophétie, parce que bu ñu seetloo ku mel ni yonent yàlla Yunus, erreur ba mu defoon ba jën bi wann ko, mais loolu bokkul woon ci message bi mu waroon véhiculer. Donc c'était en dehors de sa prophétie. dañu koy gis ci yonent yi. waaye nag bu ñu demee bay wax message bi nga xam ni mooy message bi leen yàlla waxloo, du am dérapage, du am erreur, parce que moment boobu yàlla daf leen di contrôler ba lu ñu wax rek moom yàlla moo ko wax. lu ñu ci jëf rek ci message bi moom yàlla moo leen ko jëfloo. mu nekk lu am solo, loolu la ñoo tuddee prophétie, muy wàllu nubuwa. moo tax ñu miin ko ci yàlla def ko ci yonent, ba ku ko yàlla def rek ñu ni yàlla yónni na la. waaye bu ñu demee ci domaine wilaya yàlla daf koy jël tànn ku ko neex def ko ci moom, ñu tuddee ko waliyu. moo tax bu yàlla defee ci yow wilaya la wilaya ga di dimbalee yow nit ka mën nga bañ doon missionnaire, mais c'est pour mu découvrir loola mystère yi nga xam ni ñoo ancré wu ci monde xayba, yàlla bu la joxe wilaya c'est parce que daf la bëgg may benn suprématie ci côté pouvoir boo xam ni di nga mën a découvrir lenn ci la mu nëbb. moo tax yàlla mën na la jox wilaya bu dul jeex te du la yónni. am na ay waliyu yoo xam ni duñu missionnaire te ay waliyu lañ, dañuy assister ci xadaratul ilahiya te duñu missionnaire. yàlla def na ci ñoom wilaya mais yónniwu leen. wilaya bi benn don la bu leen yàlla jox, don de pouvoir divin la. yàlla jël ko jox leen ko te yabalu leen ci xeet. mën nañu dund ñoom toog ci seen biir salon du leen te doon waliyu, ànd ak seen wilaya di assister ci xadaratul ilahiya ba àdduna di tukki walla ba ñoo dem barzak te du wàññi dara ci ñoom. looloo tax wilaya don de pouvoir divin la. bu yàlla di jël seet ku ko neex mu may la ko. moo tax mën na la ko jox te doo doon missionnaire, mais nubuwa nag bu la ko joxee rek forcément missionnaire ngay doon. parce que boo seetloo ku mel ni Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif, bu ñu la waxee ni yàlla tànkal na ko ci nubuwatul azam, génn ci benn grain de lumière def ko mu nekk nubuwatul azar, mais gis nañ ni moo dirigé wali yi, mais teewu ko doon missionnaire. ndax Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani moo indi mission islam ci côté xaqiqa, te mooy ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu se ci zaman jox ko tariqa bi ñoo tuddee tariqa tijaniya, mu yore ko muy mission universelle ba nga gis xeet bu nekk jot ci. ndax moment boobu xamuñu woon ni boo nekkee un adepte du soufisme mën nga àgg fenn fi, mais bi Cheikh ñëwee la leen wan réalité bi am ci diggante monde shahada ak monde xayba. ci la Cheikh facilité réalité bi am ci seen diggante, te mi ngi ko facilité jaare ko ci tariqa bi ñoo tuddee tariqa tijaniya. kon dañuy gis ni moom it mission universelle la yore woon, mais ci côté xaqiqa. waaye réalité bi am dëgg-dëgg ci wàllu dégg-dégg mooy bu ñu nee nubuwa xel yëpp ci yonent lay dem ndax moom la ko yàlla di jox. bu ñu nee wilaaya xel yëpp ci wali yu lay dem ndax moom la ko yàlla di jox. mais yàlla bu jëlee yonent jox ko nubuwa c'est pour contrôler message bi muy véhiculer moo tax. bu jëlee wilaaya jox ko waliyu c'est pour découvrir loo ko mystère yi nga xam ni ancré wu nañu ci biir monde xayb moo tax. moo tax réalité bu ci nekk rek dafa am nu ko nit di organiser, waaye dafa am aussi nu ko nit di natte. loolu rek la ñu indi woon def ko suñu participation. leen ñaanal yàlla na yàlla taxawu leen ci zahir ak ci baatin, yàlla na yàlla mottali seen yéene yëpp te taxawu leen ci mission bi ngeen nekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, barke Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.